ñu gërëm leen cànni bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees bokk na ca ni njiitum réewum Sénégal président Macky Sall ma nga woon doon nemeeku ji li nga xam si moo di béréb fajukaay yi daañu si ñëw léegi lu ko jiitu jàppale ni kon génn ko àdduna ak meeru Njaareem Limaamulaay bay di see lay wuyoo Covid 19 moo ko yóbbu daañu si ñëw ci biir xabaar yi tam doo ci bokk yi tam mbirum Covid bi xeex bi tax na groupe E-Media yëkkati kaddu ak ay jëmtukaay fexe def ay test mbooleem personnel bi fi liggéey ñu càmbax leen ngir teel a fegu ci li nga xam ne di Covid 19 daañu ci ñëw tam ci biir xabaar yi doo ca bokk toog tekki ci réew mi li mën a nekk lam daañu dem ci Saloum ànd faak Adama Sarr jot na gisee ak benn kàngam ci wàllu mbay ba muy ndaw mu waroon na dem génn réew mi waaye daa toog ci réew mi Sénégal ba tey mu nekk kàngam ca la muy liggéey daañu ci ñëw li ñu songu faram fàcce gi. ñu gërëm leen càndi bi ak ñun ITV xabaaru marax yi amale ci génn ko àddunam nga xam si moo di maire bu Njaareem Limaamulaay moom bii di sëy mi nekkoon membre sax ci APR di parti au pouvoir waaye itam nekkoon ay jamonoom ca PDS ci atum 2012 la ñëw fekk si président Macky Sall yàgg na nekk maire depuis atum 2009 mu génn àdduna sànq la xibaar bi jëpp ñu ngi ko jëlee ci li nga xam di eMedia.sn site internet di ñu xamal ni moom la Covid 19 ca la yàlla yóbboo bakkanam ci turu mbooleem groupe bi yëkkati kàddum njaal di ko jébbal mbokki Njaareem Limaamulaay ak mbokki Ndemus Yàlla Sàkk ñi mu bokkal kuréel ak yëngu ci wàllum politique. xabaar yi wéy ak mbirum Covid 19 ci Sénégal ni muy lawee ak soppeeku bekk ni muy faat jéggi day ba loolu tax njiitum réewum Sénégal président Macky Sall xëyoon nemmeeku ji yenn ci ay santar ñu wooye ay CTE mooy barab yi ni saytoo ñi amee Covid jamono ji tembe ci réewum Sénégal loolee bokk na ci hôpital Dalal Jàmm waaye itam hôpital bi nduppee Idrissa Pouye ca nu koy wax bu njëkk CTO foofu yëpp ba mu noppee moom président Macky Sall kàddoom jot naa jëm teewlu njiitum réew mi. ëpp di solo tey mooy wàllu ñàkku bi ndax gis nañu ne képp ku ñàkku même bu la feebar bi laalee amaan na li ci gën a bëri du dem forme grave te loolu rek ci am solo mooy feebar bi bañ la daan ba faat la kon tant que nag ñu ngi mën a ñàkku te gouvernement bi mu ngi def kem kattanam ministre bu fi jógee léegi di téeméeri junni ay vaccin yu yegg si tey fekk fi li fi newoon ak ñi nga xam ne ñu ngi koy waajal ci mois d'août waaye bu nit ñi tam demul ñàkku ji day mel no effort yooyu ñu def yëpp du am njëriñ te it docteurs yi wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na ko ndax ëpp na fukki weer ak juróom-benn si bëri ñibbeetuñu seen kër guddi ak bëccëg parce que maladie foog ñu leen di toppatoo surtout bu ñu soxlaa ngelaw li ñuy noyyee mooy oxygène bi gis nañu ne ñu ngi yokk centrale oxygène yi si hôpitaux yëpp butéel yi ngeen yëpp ay butéelu oxygène la yoo xam ne bu amul musiba day am ci ñi feebar kon nag nguur gi moom mu ngi dox pàccam wàllam ngir ñu mën a maîtriser ñu mën a attan fi mbas bi toll tey loolu nag njàmbaaru docteur yi la njàmbaaru gouvernement bi la ndax li mu waroon def yëpp def na ko ci ay moyens ay alal yu bëre bëre yu takko takko hôpital bu ci ne xarale yéen fa gis tey muy Dalal Jàmm muy Fann muy ñoom ñëpp principal wala Idrissa Pouye ak les Dantec ñoom ñëpp yokk nañu seen capacité ñii am ay IRM ñii ay scanner yu bees ñii ay laboratoire yu bees te loolu incha allah kanam la jëm fii ma taxaw principal joxe naa ndigal pour ñu tabax fii benn polyclinique bu bees boo xam ne dina toll si téeméeru lal ak lépp loo xam ne dina nekk jumtukaay bu bees mu nekk hôpital de niveau 4 daañu aussi def Dalal Jàmm beneen hôpital de niveau 4 yeneen hôpital itam dinañ leen mettre à niveau notamment le Dantec ak Idrissa Pouye ak Fann ak yeneen yi ci biir Sénégal. mu doon kàddu njiitu réew Sénégal président Macky Sall ginnaaw nemmee comme ci yenn bérébu fajukaay yi ci Sénégal gi
rawatina ci biir capital bi di Ndakaaru Njaay xabaar yi wéy ba tey ak mbirum Covid ci fàttalim bëccëgub tey bi bu nemmeekoo ci sukkandiku ci ministère de la santé cas yi ba tey mi ngi wéy di yokkondim juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak ñaari ci ay nit am nañ feebar bi fukk ak ñeent génn ca àdduna juróom fukk ak juróom-ñeent sonn ba nekk Sowétas delluwaat fàttali ñàkk yi ni ko président waxee sàng ak it takk mbuuk yi masque yi ak wattandiku dajaloo yi bokk na ci li xeex mbas mi ci biir Sénégal gi lépp mbas moom sax tax na ay borom xam-xam seen kàddu jib ci réewum Sénégal ndax ne ñu war nañoo xool bu baax ni ni yore bërëbu fajukaay maanaam hôpitaux yi Sénégal yi lu ko indi mooy saytu gi mbirum oxygène bi nin ko war a taxawoo ak docteur ñaax ga ca war a am loolu lépp ak càmbar gu wér la aaje ko wax mooy ki fi nekkoon directeur bu hôpital Fann kàddoom jot na jib ci wàll gi ñu ngi ko duppee professeur Babacar Ngom ñu teewlu kàddoom. Première vague Covid bi ñëw na deuxième vague bi ñëw na mais de plus en plus nit ñaa ngi gën a bari ci hôpitaux yi suñu jëlee cas Grand Yoff ku doon am 200 malades de Covid par jour dina dem ba ay 500 700 malades loolu vous pensez que donc personnel bu ko mën a gérer dina métti fu métti mën a yem métti na ci ñoom alors ñooñu est-ce que am nañ poste d'oxygène yu mën a servir ñooñu ñëpp amuñu ko alors centrale d'oxygène yi peut-être au plus ay 20 postes d'oxygène lay am ay 30 ay affaire ce qu'il faut ma am avec mon expérience ak suma expérience su directeur d'hôpital nañu wuti ji ay extracteur d'oxygène mu ngi ma ni valise yooyu ngay yor booy dugg ci avion yi aéroport noonu la toll da nga koy déplacer malade bi fu mu nekk nga fekk ko fa branché ko courant ngay soxla rek branché rek jël air ambiant mi ngay jël rek mu enrichir ko mu ventiler ko avec de l'oxygène pur à 95%. kàddu ko borom xam-xam ci wàllum paju Babacar Ngom xabaar yi ak mbirum fegu ci wàllum Covid test yi lu mënta ñàkk la mooy xool sa yaram ndax da nga am Covid am ndéet da nga mën a teel a dem kër docteur bokk na ci li groupe E-Media invest def ay jileem ci la ñu xëy indi ay docteur wala ab docteur ak la mu àndal ca jumtukaay ñu bari ñu càmbar leen mbooleem personnel bi lañ ca jublu mooy xeex mbas mi ak teel a jóg ci wàllu guddi mel docteur Mass la wuyoo Mass Samb bu URD kàddoom jot na jépp ginnaaw test yi mu def. Voilà, ça sont des TDR, ce qu'on appelle des TDR. De test de diagnostic rapide. lii moom la ñuy wax TDR mooy yombal ak gaawal anam gi nga xamante ni moom la ñuy seetee ndax nit ki yor na wopp ji di Covid 19 ci la ñuy sukkandiku nag ngir rek xam ci gan anam la ñu ko war a fajee li may njëkk xelal képp ku mu mën di doon daal mooy nga jël ñàkk bi rek daal di cay aaru ginnaaw ba ñu la seetee waxuñ ne nag bu ñu la seetee tey yoroo mbas mi rek jeex na mënatoo ko am ankay mën nga ko am ci ëllëg sa kon dañuy wéy di xeex lii di feebar bi dal di toppandi lépp loo xamante ni li moom moo di digle ak tere kër docteur ak bépp jumtuwaay moo xam ñi ñàkku wala bokk ñi seet ñi dëgg la ñàkk bi dana la aar waaye nag duul ci lépp loo xamante ni nag mën nga cee mucc nañu moytandiku lépp loo xamante ni mooy tax ñu jot ci wopp ji. On est vacciné, on est protégé, mais on évite de rentrer en contact avec cette maladie. mi ngi noonu docteur Samb ak test yi ci groupe E-Media tey ji la xëye woon liggéey bu ni mel jaajëfal kilifa yi ngànk kër gi ci taxawaay googule xabaar yi wéy ci mbir ba tey ak mbirum test yooyu le am na ci yoo xamante ni dëppoo ak yoon nekk lu wér ay samba booy sant Fall ak Diagne rax ca di def yëfu tàppale ci wàllu gu ni mel lu ni mel tax nii di askan wi tiit ci wàllu googu ñu nag war nañoo gën a jël ay matukaay ku ci ne jàpp ni kon ëllëg test boo ko war a def nga dem ci biiru fajukaay yi ñu xam wala nga def enquête bu wóor ci wàllu googu gëstu maam Seynabou Babou reportage. fii nag ñu fekk fi nit ñu bëri ñu ñëw ngir déposer lii di demande de visa ci ñoom ngañ moom nag moom ñuy xamal ni dem ci hôpitaux yi nga dul fay moo ko gënal pour tester wu. ma dégg naa test yi pharmacie ñu ngi koy def hôpitaux yi ñu ngi koy def santé ñu ngi koy def mais man personnellement su ma ko doon def ci mën naa ne ci structure publique yi man moo gën a dal sama xel. te boo tëddee da nga koy wóolu ñun suñuy njiit ñu jiital leen ci ñu nekk ci wàllu paj mi ñooñu su nekkee am nga loo yëg sa yaram te bëgg a dem def test yi demal ci poste de santé bi la gën a jege wala ci centre de santé bi la gën a jege kon ñun mënuñu def lu dul loolu. bu ñu sukkandikoo ci Mouhamed hôpital public wala privé amu ci benn bu muy taamu lu ëpp solo mooy mu nekk hôpital ñëpp xam.
su ma bëggoon dem xool mbas nekk sama yaram fu ma préféré def ko mooy hôpital parce que moo gën a sûr quoi waaye da nga dem hôpital boo amul moyen pour dem si clinique mën nga dem si hôpital public yi ñu xool la moo la dal voilà nga def fa say test pas moo gën ñu dem si yenn agence yoo xamante ne ñëw pour bëgg xaalis ñuy def la ay tests yoo xamante ne baaxul déjà mën na leen ni ay problème yoo xamante ne doo xam fa nga koy waxee li gën a wóori mooy nga dem si hôpital bu ñuy reconnaître bu ñëpp xam. si gis-gisu ñi ñu taseel ngir mën a moytandiku si faux test yi li gën a wóor mooy dem ci hôpitaux yi nga xamante ne public la wala privé. jaajëf Seynabou Babou xabaar yi ba tey ak mbirum Covid jàpp leen ni ñii ñi ngi jëfandikoo junjeer ni daa baax ñi itam jëfandikoo lem di ca rax limon di ko ca nal loolu lépp lu mën a jur ñii waaw buñ ko defee dana tax ba yaram bi gën a dëgër ami soldaar yi mën a xeex ak xëy na Covid ñoo koy jaay noonu gis la neen gëstu ay satukan dox ci mbedd Ndakaaru te doo leen gis yombul yore seeni thermos seeni gobelet ataaya jinjeer lem wala citron loolu ci laaj ñu jaay la ndax ci seen pousse-pousse lañu nekk bés bi yëpp. Médina rue 5 angle 6 xale bu góor bi ñu taseel moom ci lay liggéey. boo yëgee sa yaram kañ am na ay quelques affaires yoo ciy sentir kañ mën nga ñëw jël solution bi du noonu ndax ku ne xam ne dinja dafa am solo ci yaramu doomu aadama ku ne xam ne ni lem aussi dafa am solo ci yaramu doomu aadama citron aussi dafa am solo ci yaramu doomu aadama donc mélange boobu boo ko defaree nga daal di koy defar base bi mu nekk chaay donc 4 composants yooyu bu ci nekk rek boo ko nit naanee foog mu boppam moo tax ñu tuddee ko puissance donc voilà quoi loolu la maanaam daal meññeenteef yooyu dafa am solo ci yaramu doomu aadama. yi la jàmb doon na lu am solo ngir saafara yenn mettit yu si mel ni bopp buy metti sibiru wala sax sëkkat wante Pape Faye moom xalaatul ni lu muy jaay day faj corona. waaw ngi jaay ak jaay ñu yooyu yëpp ay détails lépp solo mooy gëm ni corona mi ngi fi na nit ñi fagaru te jéem a fegu te jéem a def li nga xam ne mooy distanciation sociale yi tey takk masque tey raxas loxo yi ba mu set utiliser suñuy gel antiseptique bi du noonu moo ëpp solo te jaay ci anam bu sell boo gisee si yooyu ni ma ko tegee moom objet laa ko tegee yooyu moo am solo pharmacie yi ñi ngi jaay man it maa ngi jaay keneen ak keneen mi ngi jaay. lu muy woote sax mooy ñuy doxalee li waa kër docteur di digle. maanaam garabu olof sax autant pour moi ku ne xam na ni aussi Sénégal diñ ko farataal ndax loolu aussi suñu baaxu maam la waaye aussi jamono ju ne ak li ci xew waaw jamono ji ñu toll ci jamonoy corona nag nañu jéem a nag bàyyi ko waa kër docteur waaw te jéem a bañ a daal def ak suñuy xelu bopp. ba feebar bi di coronavirus bi duggee ci réew mi ba léegi bëri na mbir yu ñuy digle ngir faj ko bu ci mujj doon lem ak jinjeer ak ndox bu tàng wante ñi koy jaay xamle nañu ne fajul corona bi. ginnaaw kaasi junjeeru ay satukan yooyu la ñuy xuus jëm ca Géejawaay foofee du mbirum junjeer waaye mbirum suuf lañ fay waxtaanee bu yàggul coow li bari woon na lool ca filaawo yi nga xam te ne bii la fa nekkoon ci suuf président Macky Sall dañ ko doon joxe ñoo ci joxoon bokk na ci ñi ay inspecteur impôt ak domaine président Macky Sall daal di nay annulé maanaam daal di nay nanguwaat kon loola suuf lu ni mel tax nam ñii di waa amoo 5 6 ak la ca aju. Bakaat ñoom ñëpp nañ seen mbégte ci wàllu googee ndax ne ñi fi ñu toll nii tembe lu doon xaar lu am solo la ñu ko Géejawaay ànd faak gëstu moom Lamine Fati. nee na gay am na mbégte bu baax a baax gannaaw bu ñu jëlee suuf yi nga xam ne joxoon nañ ko agent yi nekkoon ci impôt et domaine delloo ko askan wi moom lu mu bëgg rek mooy suuf yooyu la ñu jox ko ñu ko yelool. suuf si ñu delloo si askan bi day mbégte rek lañ ci am. la dernière fois bi ma koy mujjee dama yëngu. c'était alloué au personnel des impôts et domaines. donc buñ toogee tey jii ba nga xam ne delloo si nañ ko tey askan bi mbégte rek lañ ci am man locataire la keneen ak keneen ay locataires yi ci cité bi am na propriétaire nag ñoo fépp waaye nag ñun locataires yi day bu ñu fekkonte ne ak keneen ku ko bëgg rek bëggoon naa tam aussi ñu bénéficier wu ci terrain yi parce que ñun tam loolu moo ñu intéressé ndax képp kuy dund ci àddina te toi rek moo la intéressé Aboubacry Ndiaye dëkkee ci amoo 4 bu Géejawaay këram jàkkaarloo bande filao yi la dogal bi nga xam ne jël nañ ko ci suuf si doon na li nga xam ne ñoom yàggoon nañ ko xaar. vraiment rafetlu ci initiative bi waaw ndax ñun booy seet ñun amoo
booy seet lii dañ ko fi bàyyoon depuis bañ suñu bàyyi nag depuis 87 ba léegi ñun géej gi rek lañ xam imaginer bande filao bu ñu ko jëlee kon ñun lan moo ñu dese te ñu am benn espace boo xam te ne poumon vert boo xam te ne ñun moom la ñuy noyatee ndax lii booy seet man daf ne patrimoine boo xamante ne imaginer buñ ko daggee kon du am benn dina métti ñun tamit dina métti ñun trop franchement parler suñu sañoon nag ñu bàyyi ko nag wax dëgg yàlla. naam sax Lamine Diop rafetlu na bu baax a baax nangu bu ñu def ci suuf si jëlee ko ci agent impôts et domaines yi jox ko askan wi lee waaye moom lu mu bëgg rek mooy mbirum suuf ci géejawaay ñu leeral ko. si kan lañ ko tegaat loxoom pour mu delloowaat ko askan bi loolu laa la bëgg laaj man très sincèrement parce que y a nuance zone d'ombre dafa am daal sincèrement mais ñun suñu problème ça se situe entre ñun population de Ndiarème Limamoulaye ak le maire principalement. am na fi dotation de plus de 3 à 5 à 6 hectares moom na ko laaj ndax moom wàccaat na sur la place du village ñu toog ñu càmbaraat foncier boobu noonu pour delloowaat ko population bi parce que lu tax on perd à tout moment nos aires de jeu nos espaces verts et nos espaces communautaires. vous voyez derrière moi comment se situe gis nga littoral bi nu mel leerul suñu bopp lu am zone d'ombre voile boobu foog ñu balayer ko daal. mbirum suuf dellusiwaat na ci biir géejawaay gannaaw bu ñu nangoo suuf si nga xam ne joxoon nañ ko agent impôts et domaines yi lay tey askan wi samp ay laaj di wax ne suuf soosu ñu jël kan moo nar a jëfandikoo suuf soosu la. Mouhamadou Lamine Fati jombul yàgg nga dégg ñuy wax naan xam-xam xaw ma bokku ca maanaam borom xam-xam xelam daa war a xalaat ci lépp lu mu mën di doon waaye Sénégal moom yenn saa yi boo ne cocc ci dugal sa kàddu ngir waxtaane xam-xam ci yenn mbir yi coow topp la du samay kàddu ñi di ay jàngalekat ñoo waxtaane wàllu guddi mel tey ji ca EBAD ay professeur xalaat ni Sénégal am na ci yenn poñ yooyu boo ko laalee ba ca mujj bërki démb dong la woon ci coowal borom ñaari tur yi ñu naan di càkk faram fàcceek Boubacar Dieng. liberté intellectuelle doon ak yelleef bi nga xam ne doomu aadama am na ko ci xalaat wala sax joxe gis-gisam ci lu manti doon wante boobule liberté intellectuelle fii ci Sénégal nag daanaka dafa may gàllankoor. C'est qu'aujourd'hui on se rend compte que li nga xam ne am na moo di am na ay sujets yoo xam te ni bii des mën a àddu ndaxte xam ngeen ni mbir yi tëddee lu mel ni mbirum góor jigéen gis ngeen sax yàggul dara suñu benn naataango boo xam ne teg nañ ko siy daan ndaxte dafa am loo xamante ni bii moom dëppawul ak ni nga xam ne noonu la réew mi tëddee si wàllum aada ak cosaan. ces questions-là restent assez tabou. mbir mi nag dem na sax ba ñu koy nemmeeku si daara yi kaw yi. son corollaire à l'université qui est la liberté académique. ci daaru yu kaw yi it ñi nga xam ne noonu la ñuy fësale wàllum liberté yaakaar naa am na ay jafe-jafe yu bëri ndaxte da ngeen ni gis ay étudiants yu naan diw wërta dugg si université ak diw wala bon yegg sax ay jàngalekat ñu leen di bundu xataal kon ñi nga xam ne noonu la ñuy fësale wàllum liberté si daaru yooyu tamit war nañ ko jooyante. à ces libertés-là telles qu'elles sont exprimées. ngir mucc ci gàkk-gàkk yi ñuy amal ci liberté intellectuelle ak liberté académique Bernard Dione di sàkku ci lépp lu ñuy amal rekk mu doon lu soxe ko fii ci réew mi waaye itam di saafara suñu problème ak pexe yoo xam ni ñoo ko xalaatal suñu bopp. Boubacar Dieng di fàttali ni ndaje moomu la kii di professeur Bernard Dione ñu ngi jëbale kàddoom ndajem ëngam loolu la woon woote woon ñoom waa SUDES ñoo ko doon waxtaane nag lu jëm ci moom sa bopp ci xel ak xalaat muy nësër ngir yokk jëm ca kanam ñu xuus jëm ca Bunkiling foofee moom ña fa nekk ni ay ulama imam sëriñ daara ñoo taxaw ni naam nguur mi ngi dox waaye lëkkaloo ak ñoom mënta ñàkk ngir defante doole ba ku ne mën a jariñ sa morom ñoom tamit ñu gën a mën a jariñ askanu Sénégal moo tax waxtaan mënta ñàkk seen digganteem ba état roof leen doole ñu xuus ca gox baa dafa correspondance su Ousmane Demba. ginnaaw moo ko organisé Mohamed Diété nekk njiitu conseil départemental bu Bunkiling indi na ay leeral ci njariñu ndajem xeltu ñu amaloon ca Jaarume. diggante njiitu diine yi ak njiitu aada yi li fa war a dox rek mooy doxalin bu rafet ndax loolu mooy mën a suqaliko suñu réew mi pour que réew mi naat pour que réew mi mën a jëm ci kanam loolu ñëpp d'accord nañ ci kon boo kilifa diine yi ak kilifa aada yi dañoo war a àndandoo bu rafet boo xamante ne day tax suñu gox-goxaan yi dinañ am dal suñu réew mi dina am dal te éducation bi ak économie bi dinañ am
lu koy suqalikoo. imaam yi ak njiitu daara yi fa teewoon rafetlu na li nu mel waaye di fàttali ni li leen soxal jëm ci wàllum nekkinu daara yi ak tamit jumtuwaay mbéy mi. am nañu yëkkati kaddu ñu ne gouvernement bi war na gën a jàppale njiitu diine yi ndaxte ñu ngi sos ay daara di jàngale ay xale di dugal seen loxo ci koom-koom réew mi wante daara yooyu léeg-léeg dañuy am difficulté pour sax dundal leen kon boo gouvernement bi war na leen mën a jàppale ñu tabaxal leen ay jumtukaay pour moderniser daara yooyu waaye ñu jàppale leen tam ci naka la ñuy def ba dundal daara yi lii dundal daara yi agriculture moo si war a jiitu mais agriculture boobu tam ñoom takku nañu seen ndigg pour di ko def waaye manqué nañu am ay jumtukaay manqué nañu matériel ñu ngi ñaax gouvernement bi pour mu jox leen matériel agricole. njiitu conseil départemental jël na engagement ngir gunge leen. jël naa décision pour jox benn tracteur ci association imam et chef religieux du département de Bounkiling. def leen ñaax tamit ñu gën a dëgëral seen taxawaay ngir xeex mbas mi lëmbi àdduna jamono ji. lu jëm ci xibaar ci tënk la soxal bitim réew Côte d'Ivoire xam ngeen ko coow la bari lool fukki at ginnaaw bi diggante Ouattara ak Laurent Gbagbo fi toll ni toogaay bu njëkk am na tey ji ca palais ba ginnaaw fukki at yoo xamante ni bii jàppante yu métti amoon na ba Laurent Gbagbo yoon te doon ko loxo cour pénal international doon ko àtteem ban ko bàyyee nag ci fàttali ñetti junni ci ay nit ñu ñàkkoon seen bakkan diggante 2010 jàpp 2011 élection présidentielle la woon lu di mel nag tey jii ba léegi ñu ngi wax waxu dajaloo waat ànd nekk benn di réconciliation lu di mel mënta ñàkk moo tax kon gisee am diggante Alassane Ouattara guléet doonte doonoon déggante ci wàllum téléphone bi mooy benn gise bu njëkk publiquement maanaam officiellement ci ñoom ñaari kilifa yooyu la. yegg nañ ci pàcc bi ñu jagleel jàmbaar yi dëgg-dëgg nekk ay liggéeykat gëm réew mi tey rubrique bi ñu leen di àndal muy réussir ci Sénégal toog tekki ci réew mi la mën a nekk la leen di xam ne ak El Hadji koo xamante ñu ngi koy tuppee El Hadji bu gumba la moom ci boppam ay jamono metti woon na lool waaye mu toog gëm boppam ba tey nekk baykat bu mag ci wàllum gerte ci daanuk Saloum ñu ànd ci ak Adama Sarr. ci dëkk bii di Gappaax si la El Hadji bu Gumbala nag daal di tànn ngir rek investir ci li nga xamee ne moo di mbéy mi file nag lu toll si juróom benn fukki hectare lañ fiy béy jëm ci wàllug mboq dugub ak lii di gerte mu nekk nag lu yàgg lool. waaw lii nag vraiment lu yàgg la ñu nag suñuy frère wan naa la wax ne ñu nag suñuy yaay sax ñoo fi nekkoon depuis les années 60 ñu nekkoon fi ñu nekk loo xam ne si ne vraiment luñ démarré woon nag lu tuuti la tey boo xoolee y a au moins presque une soixantaine d'hectares yoo xam ne si ne ñu ngi fii daanaka ñu ngi emblavé 40 hectares yi lii mboq lañ koy def li ñu def ko gerte li ñu def ko dugub di wax ne vraiment di fi liggéey depuis comme ni ñu ko waxee des années 60 nekk fi nag at waa dëkk bi at jeunes yi dëkk bi di liggéey di leen jàppale aussi ci lépp loo xam ne si ne ay jumtukaay la ci lu jëm ci wàllu ay jiw ak ay engrais. ndax nag fii ci réewum Sénégal nit mun na fee juddoo tekkee fii El Hadji bu Gumbala ne exemple Macky Sall rek doy na. Sénégal ndax nit mën a fee tekki loolu wax la joo xam ne si ne tey ku ne mën na jël exemple rek ci le président de la République le président Macky Sall boo xam ne si ne léppam fii la ko defee njàngam fii la ko defee carrière ma lépp fii la ko defee ba nekk président de la République kon nga xam ne kon ku ci ne yaakaar na ñëpp la mun tey mun ñoo nekk président waaw xëy na loolu exception la mais nag ku ci ne ñu boo xoolee ci suñ dañ koy xoolee ci suñ bàyyi bi ñu fii ñëw daanaka yoruñu dara daan mun naa wax ne ay dañ daan jaay sax ay wëñ ak lu nekk ñu dugg ci métier def mécanique def transport tey boo ku ne mam din Gumbala dans le monde boo ci Sénégal boo foo dem fu ne xam ko il avait presque plus de 100 camions. loolu waral nag muy ñaax ñi nga xamee ne ñoom ñoo di ndaw ñi ñu gëm seeni réew. di leen wax ne lu ku ci ne yaa commerce mi ngi fi transport mi ngi fi le secteur ci pêche bi mi ngi fi agriculture baa ngi fi suuf saa ngi ne ñamalal say foo dem fu ne foo soxla suuf ñu dagal la war nga mun a bay. weesoo nag li nga xamee ne moom moo di mbéy mi président régional des opérateurs et stockeurs bu région bu Kaolack mu ngi itam
ci lii di transport bi ak itam lii di BTP. jaajëf Adama Sarr ci gëstu bu ni mel waaye itam gërëm leen ci ànd beeg ñu ci TV li moo la laajtu xibaaru Maraxim suñu programme dafay wéy ak la Total Alxasana Fall ak i ganam jaa ngeen jëf.